internautes de Kër Ndanane TV ñu amaat mbégte àndoon ak yéen fii nga xamante ni mooy Kër Ndanane di la chaîne de l'élégance tey nag ñu am mbégte ak contentement indi leen seen émission Café Show Plus nee naa leen saa su ne rek nii lay demee ba tax na tey rek ma daal di ànd ak samay chroniqueur waaye nag damay nuyu ñi nga xamante ni ñooy kilifa diine yi kilifa aada yi di leen ñaanal bu baax di sàkku si ñoom ñaan waaye tamit duñu fàtte ñi nga xamante ni ñoo tëdd si lalu hôpitaux yi ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla fëgg seen bopp bañ dellu seen i njaboot waaye du tere it ñu doxantu ndànk ba fi nga xamante ni mooy prison yi ñi fa tëdd ñu ñaanal leen yàlla rek caabi féete leen kanam waaye nag duñu pare mukk te tudd ñi nga xamante ni ñoo nekk si mbënn mi vraiment ñuy dund situation bu metti ba tax na sax suñuy éléments yu bari tey ñëwuñu ndax ndox mee leen tee ñu leen di masaw bu baax a baax ma daal dellu si waat rek sama plateau am mbégte rek daal di présenter samay chroniqueur donc damay bàyyi Dieng Sala moom mi nga xamante ni moo géré actualité people donc mu nuyoo internet yi ñuy seetaan ñu dellu si waat Dieng maa ngi lay nuyu. waaw Maman Africa maa ngi lay nuyu bu baax. di la fay noo def bàyyi nga si jàmm. maa ngi sant li nga sañse baaxee boo ko. waaw gis nga de. non tey yëngal nga de. dama ko oyofal ak dimanche bi nii. dimanche alhamdulilah kon maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar di nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi mais aussi tamit nag di bàyyi xel tamit ñi nekk si hôpitaux yi. di leen ñaanal bu baax a baax yàlla fëgg seen bopp mais aussi tamit nag suñu kilifa diine yi tamit di leen sàkku ñaan chaque jour saa fu ñu mëntit ne rek di leen tàllal suñuy loxo ñi ñuy ñaanal mais aussi tamit di nuyu suñu téléspectateurs yi ak internetu Kër Ndanane TV muy la chaîne de l'élégance ñu leen di nuyu bu baax a baax Maman Africa tey rek xam naa boo yaatalee rek ma wax la affaire yi nu muy demee. donc Dieng tegal foofu sa baaxam rek ma daal di sama chroniqueur di Lucar donc Lucar nuyoo internet yi ñu daal di dellu si waat tey moom du ma leen may dara. ami internet Kër Ndanane TV maa ngi leen di jaajëfal Lucar di wax ne fi mu toll nii ne dimanche bi nekk na dimanche bu neex. te dimanche boo xam ne ay lok ay air la sama air bu mu jàpp lok ko te koo bàyyi. c'est Lucar. way jàpp na Lucar. mais ci kaw loolu di jaajëfal mbokku téléspectateurs yi ñu suivre ci biir Kër Ndanane TV la chaîne autrement la chaîne de l'élégance et di leen wax ne di am mbégte partager plateau bi ak Dieng Sala ki nga xam ne mooy Maman Africa di leen wax ne fi mu toll nii lépp lu jëm ci actualité dinañ ko am ak Dieng Sala léegi di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo ñu suivre maman loolu la nuyoo. donc mi ngi noonu ma am mbégte loolu partager yéen sama plateau Café Show Plus nee naa rek saa su ne nii lay demee information à temps réel dañ leen koy jox muy tàng jël donc ñi ma àndal dañoo naan seen dose mu defar seen yaram donc tey du ma leen may dara ba tax na rek dañuy commencer ci actualité people donc Dieng tey loolu ñu indil. waaw tey mu indi fi ay points yu am solo parce que parce que tamit wàllum santé suñu njëkkee si wàllum santé. mooy problème mu maladie ak médecin yi fa nekk. ñu ngi ñaxtu am nañu problème loolu xam nga après nañ ci développé. ñu ñëw tamit si wàllum électricité gis nañ ne waa Sénégal amee nañ plus de 10 milliards. waaw amee nañ plus de 10 milliards. am nañ ci bor problème mu 10 milliards. ak état bi loolu bëri na de. donc boo xoolee te li ci gën a am problème mooy suñu xoolee société française yi ñu fay seen i tool. d'accord bu doon loo xam te ne Dakar la ci ku ci mel ne DJ Lucar moom bu amee woon 5 000 léegi dañ koy ñëw dagg. mais gis nañ ni plus de soo xoolee wàllum terre bi amee nañu bor plus de 5 milliards. d'accord donc ak leneen seen oon kenn waxaake moo ko ay jël moom li mu am dafa plafonné. d'accord donc suñu jógee foofu tamit dañuy dem si wàllum li xew taay wàllum volet. gars yi dañuy volet taay mais parce que am na kilifa yu bëri yoo xam ne dañuy dégg ñu naan volet mais ñoom il comprend pas le mot volet est-ce que war nañu ko def volet quoi man sax volet de. du génn du dox. boo xoolee volet dafa doon benn affaire benn drogue boo xam ne da lay yóbbu si beneen univers da koy xale naan da lay naawloo. da lay naawloo léegi nag loolu boo ko jëlee. d'accord donc dootoo nekkati quoi. volet nañ ko tuddee amul beneen tur bu ñu. da lay volet maanaam nga téye bale volet ko. noonu la lay def quoi xam nga tàngal bul yi xale yi di fooye. wala yeneen wala ay étoile wala loolu lay mel quoi. te mu doon am ay différentes couleurs boo xamante ne ay parfum yoo xam ne doxuma la mais loolu il faut que wax ci mu leer parce que da nga tudd tàngal bul. xam nga tey maanaam moo tàngal bul ñoo nuroo. comme noonu. non am na ay dégâts am na boo xam ne forme étoile la. bii forme cœur la yow yaay choisir daal. mais volet la tudd. xam nga kon nit mu lay naawloo rek baax. non da lay jëngal. nit buy naaw avion de. d'accord mais ci kaw actualité volet boobu noonu. ñan ñoo koy jël en fait. waaw soo xoolee nag jigéen ñi ñoo koy jël ñëpp ñoo koy jël mais boo xoolee tamit ci boîte yi la ëppee. ci boîte yi quoi. boîte yi la ëppee parce que 500 yi moom jaay solo na ci loolu. police bi def lépp lu mu ci mën. pour que ñu affaire bi fan lay jógee exactement foofu doon. parce que am nañ source boo xam ne ñu ngi jigéen am
gars yi koy dugalee Gambie. Gambie ñii ñu ngi koy dugalee ku nekk daal ku si nekk daal yaa ngi xool noo ko jugee. mais affaire bi doy na waar loolu tey sonal na suñu rakk yi sonal na suñu sañoon daal gars yi gën a mën a def pour mën a xool naka lañ ko mën a arrêté parce que loolu baaxul si société bi. d'accord kon ak suñu état Sénégal daal volet bi mu ngi dugg si dëkk bi ñoom daal xamuñu fan la jógee. non instant bi nag moom xam nga gars yi moom seen mbir moom dañuy def enquête rek. nank ba kër rek après ñu doog a mën a joxe. léegi Dieng li ma bëggoon laaj foofu rek mooy ndax volet bi tey jii décrire nañ âge bi ko war a jël wala ñoom daal ku ñëw jënd rek ñu jaay la parce que loolu aussi c'est important. waaw yow xam nga kii jaay di nëbbatu moom. kooku doo xaalisam rek la bëgg. mais volet moom d'après li ma jot a jàngat ci li mu wax noonu maanaam boo ko jëlee da ngay naaw da ngay tàggali ko sa sagos loolu nga bëgg a wax saa yi loolu moom man li may conseiller ndaw ñi mooy que à ce que ñoom seen jëm bopp ñu xam fi ñuy teg seen tànk moom Afrique surtout jigéen ñi parce que jigéen dama ne jigéen da nga am li ngay làngoo en fait mais bu demee bay commencé dugg ci yenn affaires yi ça devient parce que ñoom ñoo ëpp lu koy jël ci taux bi gis nga bañ non ne ko ñoom ñoo ëpp lu koy jël ci taux bi exactement bañ defee sondage jigéen ñoo ëpp luñ koy def loolu ëpp luñ koy jël est-ce que tamit jigéen ñi juwaatle wuñ ko ak tàngal bul comme ni ñu ko waxee ci ngom bul mën na am aussi. waaw Afrique ngay rafetal mais xam nga ne affaire yi moom bu ñu ko demee nii moom gars yi moom la ñuy wër wala bi la ñuy wër xam nga ne c'est très dangereux. donc foofu li ma fiy wax rek mooy ñu daal di bàyyee xel bu baax a baax ndax lépp loo xamante ni sunu politique yi maanaam réew mi da koy tere rek ñu éviter ko ba tax na ñi xamul volet donc leeral nañ ko. day xaw a mel ni genre ci ngom bul façon kër yu ne. donc bàyyi leen ko xel koo leen gis mu koy jaay dénoncer leen ko pour mën a jàppale population bi waaye tamit duggoon na ci benn point muy Dantec. waaw wàllum Dantec bi tamit boo xoolee médecin yi. ñuy faj ñoo xam te ne ñoo yor wàllum faj bi donc am nañ problème loolu parce que jaaxle nañ. parce que buñ demee ba ñu ne dañuy tëj hôpital bi benn partie bi ñu jaay ko. benn hôpital la ñuy tëj. le Dantec loolu kañ la noonu. benn partie bi xam nga ñaari partie bi hôpital boo duggee dafa am sa côté gauche ak sa côté droite. d'accord donc sa côté gauche côté boobu yëpp dañ koy jaay. léegi côté gauche ni ñu ko fas yéenee jaay fi mu toll nii. léegi ne si li ñu wax ne leen chinois yi ak indien je pense pour benn affaire hôtel dañ koy def. hôtel. parce que li ma comprendre mooy hôtel ak hôpital naka nañ mën a dendee. mënul ne. c'est impossible. hôtel ak hôpital nan la mën a dendee. en plus tamit loolu de xanaa idée authentique mi réalisé la. bu ma nee la dëgg de am na. leer na moom moo ko conseillé Macky Sall. doy na waar de parce que saa ni moom mais fa médecin yi di jooyee maladie ñu ngi fay yuuxoo parce que tamit nag ñoom nee nañ ñoom fan lañ jëm. d'accord parce que instant bi nii ñoom xamuñu fu ñu jëm dañ leen di génne ñi war a def dialyse ñoo xam dañoo am insuffisance rénale. ñii dañoo am feebar ay cancer et tout ça ñoom am nañ problème instant bi nii. ministre bi nag génn na rassuré leen nee nañ ku si nekk dinañ la jël. yóbbu la foo xamante ni di nga ko soit ñu yóbbu la dalal jàmm wala principal wala CTO. d'accord mais ba léegi gars yi ñu ngi toog di xaar médecins yi moom nee nañ gisaguñ dara ñoom nee nañ tant que gisuñu. duñ dem. d'accord donc ñi si woo ñëpp ñoo xamante ne am nañ doole ci dëkk bi ñu ñëw jàppale ñooñu parce que soxla nañ ko lool. d'accord. donc ñu ngi noonu li ma siy wax rek mooy mobilisation forte lay laaj. mooy population bi yëpp génn daal di taxaw ci loolu. ak ndax li nga xamante ni mooy suñu kaaraange réew bu ñu ko bàyyee ak ay chinois tamit du doon loo xamante ni lu ñuy gënal la ndax déjà fajukaay bi matul. donc bu ñu bëggee jaayaat beneen partie leneen lay indi. donc damay daal di bàyyi Dieng rek nga daal di ñuy indil beneen point rek ndax temps bi. fu mu toll nii commencé faj. waaw mu doon beneen affaire boo xam ne dafa garaaw parce que boo xoolee dëkk mu mel ni Sénégal di manqué soble. gars yi 2 jours yëpp soo suñu de. waaw gis nga léegi nag 2 jours yëpp dafa am peut-être mu am benn affaire boo xamante ne tamit dafa jëji dayoo mooy si màggal kii bi Daaru Xudoos bi donc gars yi dañoo dem di jaayee kilo soble 2500. 2500 mais man xam li ma jaaxal. d'après su ma jotee dégg ñu ne soble dafa manqué ci dëkk bi mais. dama gis ne dañ yenn ci dëkk yi da ngay gis ñu jóol ay soble ba di ko yàq ba di ko jéem a nañ amatuñu fenn fu ñu ko mën a def stock baag fi fees bi tel léegi tooy su ma toogee ñu ne Sénégal dafa manqué soble y a un problème en fait te problème boobu noonu tey war nañ mën a xam fan la situé pour ñu mën a régler loolu tey imagine soble saako soble ñu dem di ko jaayee 2000 nga wax non kilogramme benn kilogramme 2500 benn kilogramme 2500 c'est abusé donc ministre bi génn séeréer yi dinañ commencé non doy na waar parce que boo xoolee tamit gars yi ba ministre bi waxee nee na donc benn transition la boo xamante ni soble mbay bi dafa jeex instant bi nii donc mu am des soble boo xamante ni dañ koy jaay di jëli jee bitim réew pour indi ko donc soble boobu moom mooy ñëwagum instant nii mais instant nii li ñu jot a xam mooy pénurie am na ci gars yi moom c'est instant nii soble gars yi jaaxle nañ lool. d'accord te it ministre bi nee na bon
avant màggal beeg gàmmu bi dinañ fexe ba am autosuffisance yoo xamante ne lépp dina baax incha allah. donc mi ngi noonu balaa may daal di dem rek damay dugg si samay sponsor leader ndax nee naa café show fi mu toll bu développé rek si samay sponsor la ba tax may ñëwaat rek si seen bouillon secret nee naa leen lépp loo leen di togg lu jëm ci yàpp la boo leen ko si defee di ngeen am goût bu neex sell na te day faciliter sa digestion non seulement sax day yokku kàttanu góor waaye tamit da lay may cawarte ba tax na ku ko lekk rek macha allah xam naa ni moom bii moom mi ngi nii bii jën la lépp loo togg lu jëm ci jën rek danga ko fi daal di def nee naa la def ba du la sonal doo gêné kenn da ngay jël rek def looy togg rek danga ko si def waaye nag kenn demul bàyyi Aquaterra. Aquaterra. bii mooy ndox mu baax. Aquaterra da ngay gis jatasaay jaayin boobu ak a garaaw billaahi parce que ndox mi boo ko téye nii ak ni mu leeree nii ak ni mu oyofee nii te man li ma gën a jaaxal si ndox mi mooy billaahi bi ma ko naanee zam-zam laa ko def non dafa neex donc bi ngi noonu tey nee naa leen dama ànd ak Dieng Sall si sama plateau may wax ni rek fay biram fenn waagaan tey ñëw waaye Dieng assuré na mu ngi jël sa place donc bi ngi noonu damay daal di bàyyi rek Dieng mu daal di tàggatoo internet yi ñu doon seetaan ñu dellu si waat waaw maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziarat di leen baaluwaale ak tamit di wax ni lépp loo xamante ni rafet na rek jàppal ni gars yi si ginnaaw la mais lépp loo xamante ni xaw naa takk suuf rek nit rek laa ngeen ñaanal ma ba leen yoon mu gën a neex mais aussi tamit nag di bàyyi xel ñoo xamante si ak taw bu métti bi donc ñoo xamante ne dañoo inondé ñoo xamante ne tamit amuñu fu ñu nekk leen ñaanal yàlla rek yàlla def jàmm si réew mi ba beneen yoon incha allah. donc ma lay remercier bu baax a baax dañuy daal di dugg régie rek daal di dellu si waat si sunu plateau Café Show Plus. Rufisque ou le rendez-vous de l'élégance avec bien sûr Niambé Diack alias Ndanane. Niambé Diack alias Ndanane de retour à Keur Issouf. Niambé Diack alias Ndanane. Attention, Keur Issouf arrêt Sonadis mbokk yi Tëngéej a ngoog yéen a ngoog ana ki bëgg Tëngéej ana ki ñëwaat indi la marque Extravaganza ci boutique bi la marque Extravaganza oui Ndanane a ngoog boutique Ndanane lépp luy prêt-à-porter hommes et femmes lépp luy prêt-à-porter en provenance d'Italie lépp luy élégance en provenance d'Italie Extravaganza marque bi ñëw góor ñi di bëgg jigéen ñi di bëgg ñëpp di gën a élégant Extravaganza Niambé Diack alias Ndanane la boutique Ndanane à Rufisque l'élégance le prêt-à-porter sac ya dàll ya robu jigéen ña wuy yaay xoolal lii élégance su jigéen kese la xoolal lii yëpp góor ñi bëgg jigéen ñi bëgg le prêt-à-porter Ndanane Niambé Diack Ndanane ngoog boo ci jàppee Ndanane la boo ci jàppul Ndanane la wooteel ci 77 831 82 30 77 831 82 30 Ndanane yaay Ndanane donc ma amoon mbégte bu baax a baax ànd ak waa régie ma leen di remercier bu baax a baax waaye tamit damay am mbégte ak contentement dalal ki nga xamante ni mooy docteur Diabaté si sunu plateau Café Show Plus donc damay daal di bàyyi docteur mu jàkkaarloo internet yi koy seetaan présenté wu docteur maa ngi lay nuyu. sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammad assalaamu alayka ya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam saddid lisaani nawir janaani safi amaani wasid baraay jërëjëf Mama Africa maa ngi lay fay nuyu bu baax a baax di nuyu tam sama frère sama xarit vraiment di apprécier bu baax liggéey bi ngeen def yéen waa Kër Ndanane TV di am yaakaar que ne tey waxtaan bi fii amee dina amal njëriñ suñu internet yi di ñu suivre Mama Africa. waaw docteur ma lay remercier bu baax a baax waaye nee naa à chaque fois rek nii lañ leen ñëwee ak yéen waaye tey dañ leen indi li nga xamante ni mooy rubrique santé nag yaatu na waaye nag dafa am ay parties yoo xamante ni tey moom la ñu fas yéene waxtaan ak docteur donc premier point bi may ñëwee ak docteur mooy tey ji jigéen ñi gis nañ ni dañuy am problème jànkuwante si li nga xamante ni mooy règle douloureuse yi ñuy am déjà da ngay gis tey jigéen koo xamante ni da ngay expliquer su gisee ay règle am rek problème la ba koy wax muy pare. donc loolu yan leeral nañu mën a indi foofu. jërëjëf maman xam naa ne balaa may ñëw ci sa question bu am solo bi mu ngeen baal ma rek ma présenté wu. su ko defee suñu internet yi ñu ngi aussi am benn idée donc maa ngi tudd Aboubacar Diabaté je suis délégué médical de profession. alors les gens m'appellent docteur Diabaté parce que damay def traitement yu bëri te wuute xam nga wàllu santé
dafa bëri ay spécialités. Il y a des gynécologues des cardiologues des diabétologues des kinésithérapeutes ak yu bëree bëri yàlla nag dimbal nañu ba yooyu bokk na ci li ñuy traité te xam nga nit ñi soo leen traité ba ñu gis résultat ci sa liggéey bon yow la ñuy jàppee ni yaay seen docteur voilà et li waral loolu aussi mooy du ñu liggéey ci benn multinationale sanitaire bu nekk fépp ci àddina bi loolu tamit permettre ñu ba sax ñuy def ay traitement à distance même ñu nekk ci région yi et sur l'international. Maintenant su ma ñëwee sa question bu am solo bi Maman Africa xam nga wàllu jigéen souvent damay faral di wax ne c'est pas seulement ce qui touche l'intimité de la femme lu lépp lu jëm ci kanamu jigéen mais damay faral di wax ne c'est tout un mécanisme di ko dalee ci loolu ñu tuddee les trompes de Fallope encore appelées les trompes utérines nga xamante ni plateau télévisé yu bëri yu ma invité donc jot nañ ci indi ay leeral pour dimbali itam jigéen yi wante ginnaaw les trompes de Fallope mu am loolu ñu tuddee les ovaires muy jigéen su tollee ci phase ovulatoire n'est-ce pas donc li koy mën a permettre à ce que mu mën a yaram mën a defar ay nen nga xamante ni su jaxasoog borom këram wala partenaire am donc ñu mën a yaakaar foofu fécondation. Alors ginnaaw les ovaires amit loolu ñuy tuddee en fait il y a l'endomètre n'est-ce pas il y a également l'utérus mais aussi il y a ce qu'on appelle la vulve. su ngeen déggee vulve mooy li ëmb kanamu jigéen. muy le clitoris fi jigéen di amee bànneex ngeen baal ma nag santé y a pas de tabou. Voilà mais daa ñu fexe ba waddu wax ji mais en tout cas message bi jàll. clitoris mooy fi jigéen di amee bànneex damay faral di wax ne toutes les femmes ne sont pas vaginales. maanaam du jigéen yëpp suñuy sëy ak seeni jëkkër wala yu demee ni ki noonu lañuy am bànneex mais toutes les femmes par contre sont clitoridiennes c'est-à-dire que jigéen. loolu di clitoris foofu lay gën a amee bànneex moo tax it ñun góor ñi nañ ci bàyyi xel dama fa di wax ne en matière de sexologie. ci clitoris ça veut dire. clitoris bëgguma ko tudd ci olof dafay ñaaw mais en fait jigéen ci boppam ni ko yàlla bindee. fi muy amee bànneex. parce que xam nga jigéen Lukaar fi muy tuuree ndox. loolu la ñu tuddee le méa urétral. dafa wuteek góor. d'accord góor tey ji par exemple suy tuur ndox. canal bi urine yi di jaar. suy sëy ak soxnaam itam foofu la spermatozoïde bi man yu bi di jaar. donc benn canal la ci olof daal maanaam mooy awra góor ak awra jigéen. voilà c'est ça n'est-ce pas. maintenant su ko defee nag clitoris mooy fi jigéen di amee bànneex moo tax il faut que ñu góor ñi ñuy bàyyi xel suñuy soxna damay fa di wax ne. l'égoïsme sexuel baaxul ñun góor war nañ fexe de ba xam suñu soxna naka lañ mën a def ak ñoom. ci préliminaire yi ci foog ñoom ba ñu yëg seen bopp c'est thérapeutique li ma wax ni day faj. mais est-ce que côté yooyu noonu yan côté sensible daf foog ñu laal les points sensibles. pour jigéen mën ko yëg quoi exactement ça. mais da ngay gis ne des fois jigéen dañoo dëgër bopp wala laaj sa point sensible duñ la ko wax de. waaw xaar ñu la koy wax. c'est exactement ça foofu laa doon ñeema. mais en tant que docteur. est-ce que mën nga ñu expliquer tuuti yan point moo nekk yan point sensible la ñu mën a laal pour atteindre jigéen quoi. voilà. mais c'est important que internet yi xam ko parce que da ciy baax tamit parce que am na góor yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi wala soit ñu ngi ci àll mais musuñu xam jigéen xamuñu fan nga te ngay gis des fois ñu leen di xas yenn xas yu jigéen di leen xas yooyu alors que xamuñu dëgg la xam nga moment li Lukaar laaj dafa am solo li tax moom solo mooy léeg-léeg man souvent daa am ay malades yoo xamante ne du ñëw ne ma man de wax dëgg yàlla du ma ko nëbb waaye du ma am bànneex su ma jotee ak sama borom kër ñenn ñi ne ma xamal lan la mais gëw ma sax ne xëy na maanaam jigéen dina am bànneex donc loolu ça pose problème. Alors ba tax na dafa am ay points sensibles yoo xamante ni soo nekkee ak jigéen di ci bàyyi xel loolu la koy dimbali avant sax ngeen di jot damay fay wax ne lal bi du rek maanaam bàyyi bu guddi jot ngeen fay seen lamp nekk ci mais c'est tout un processus waajtaay bi dafa am solo wante it avant ngeen di sëy foo bi muy li ñu tuddee les préliminaires. Luka ku ñëw sa question avant mooy kon après ci Maman Africa. li nga xamante ni mooy jigéen ci wàllu cou yi dafa bokk ci point sensible baat yi nopp yi bokk na ci li nga xamante mën na ko exciter même pooju jigéen même ngeen baal ma xàpp yi dafa nekk yu am solo les fesses tamit dafa nekk yu am solo yoo xamante ni donc jigéen yi soo leen fay toucher dina laal seen sensibilité. mais jabete doguma la de authentique réalisateur ba nekk ci ginnaaw ma ngay ree. Mbadou lu garaaw laa lay wax. waaw mais xam nga wàllu santé damay faral di waxee xam nga tey jii dañoo nekk ci société boo xamante ni maman sooy wax yenn sax ñu ne ci de moom dafa càgg wala naan sax ngeen baal ma. mais xamuñu ne sëy duñ ko war a jàng. gis nga Lukaar góor jigéen mën nga nekk ak moom
ngeen bañ a sax am rapport ngeen bañ a sëy te mu yëg boppam loolu am ñoo xamante ni xamuñu ko moo tax yëf yi du doole xel la yëf yi tamit doo ñëw rek ne ci paccax ngeen baal ma géej sax sooy dem ci géej quand même mais doo ñëw rek soobu ci biir moo tax les préliminaires Lucas c'est très très important sëy yu bëri nga yëngu wala ñenn ñi léegi lu frustré voilà foofu la alors ci point sensible toujours bon les seins aussi wenn di dafa nekk lu am solo surtout aussi li nga xamante mooy cusu ku jigéen ki ngeen baal ma wante it clitoris bi donc kanamu jigéen mooy loolu nekk ci kawam du dëgg donc bugguma nag dugg ci terme yi parce que itam dafa am ay kilifa yu bëri ñuy seetaan yooyu sama émission toujours dama ci su ko defee à part le méa urétral fi jigéen di tuur ndox y a le vagin fi jigéen di sëy d'accord maintenant à l'intérieur du vagin ci kanamu jigéen dafa am ñaari tuñ yu ñuy tuddee les petites lèvres d'accord maintenant jigéen su sumee ko rek ngeen baal ma donc y a ce qu'on appelle les grandes lèvres yi ma tudd yëpp pourquoi c'est important pour que jigéen xam ne du rek lu jëm ci wàllu kanamam léeg-léeg di nga gis koo xamante ni balaa muy ñëw kër docteur soit day am infection urinaire maanaam muy saw bi di dagg wala muy faral kanam di xasan wala muy seeg borom këram kanam di metti wala muy amee saignement yooyu le plus souvent ci la jigéen di jóge alors que jigéen de temps en temps même su leen dajoo ko dafa war di seeti boppam mais affaire bi par rapport ak infection yooyu noonu yan cause moo koy joxe ba jigéen di am infection te des fois ñoom dañuy defar seen bopp en fait waaw c'est ça xam nga wàllu cause infection def naa ci ay waxtaan yu am solo sama chaîne YouTube ku si dugg dina ko gis nga jigéen dafa nekk lu sensible ak ni ko yàlla bindee mais damay faral di wax ne léeg-léeg jigéen dina ñëw sax ne man de docteur li ma jaaxal mooy xaw ma fan laa mën a jëlee infection parce que tilimuma et cetera alors que xamuñu ne chaise anglaise yi Mama Africa tey jii benn jigéen mën na amee infection ñëw utiliser chaise anglaise yi ñuy toog ñuy toog su ko defee kenn soo amee infection yow nga ñëw xamoo ni mu demee ñëw nettoyer ci kaw mën nga nettoyer la partie visible mais la partie invisible mënoo koo gis bu ñu fàtte ne les bactéries ay microbes yoo xamante ni yu ndaw loo xam ne kenn mën koo gis à l'œil nu su ko defee soo ñëwee toog mën nga jëlee foofu infection doo comprendre beneen bi aussi toilette yi en fait ndox yi ci nekk il faut ñu koy ëpp da ci am solo parce que bactérie mën na ci dugg léeg-léeg aussi jigéen mën na amee infection dugal loxoom ci biir en fait mu amee bactérie nga ñëw utiliser doo ci xam lu bëri beneen bi aussi mooy góor suy dem toilette suy dem au sel ni muy raxasee ginnaawam nga xam ne day jël loxoom jaarale ko ci ginnaawam dafa war a wuteeg jigéen suy nettoyer ginnaawam pourquoi jigéen suy def noonu baaxul ci moom parce que suy nettoyer noonu ginnaawam déchets yi mën na rogalaat ñëw ci kanamam muy indi ko infection kon na jigéen ñi xam ne ku ciy nettoyer ginnaaw bi mu demee sel ba noppi loxoom da ko war a jaarale ci kanamam ngir mu nettoyer ginnaawam muy benn beneen aussi lu kaar gis nga wàllu saf-safal yi Mama Africa léegi nga gis jigéen yoo xamante ne pour bëggul neex jëkkëram astuce bu mu dégg jël ko utiliser ci kanamam loolu ñu koy def nañ ko bàyyi parce que y a ce qu'on appelle le flore vaginal nekk loo xamante ni lu am solo ci jigéen te yooyu ñuy def noonu mën na dem ba détruire le flore vaginal wante it am na ñoo xamante ni lu kaar du ñuy seetlu seen bopp di nettoyer seen intimité di jël seen loxo di ko dugal bët seen biir di nettoyer loolu ku koy def nag ko bàyyi pourquoi parce que au niveau vaginal dafa am ay bactéries yu fa nekk également yu war a protéger jigéen de façon naturelle. maanaam nettoyer bu ëpp bi. nettoyer bu ëpp bi baaxul. set bu ëpp bi waxin la c'est-à-dire que kenn musul feebar ñu ne kii lu ko feebar ñu ne dafa set ba feebar wala dafa set ba dee. donc waxin la c'est-à-dire que jigéen suy set aussi ci wàllu intimité am daf ci war a teey parce que tout simplement. su insister le taux di connecteur mu ëpp dina rey bactéries te loolu après bañ a def doole parce que am na ñoo xam ne si seen jëm bopp ñoom moom de gàttal dañoo ëppal xamuñu def nànk ñoom lépp doole nañ koy defee quoi donc lépp loo xam ne jëm na ci xeet boobu noonu boo koy def nga ànd ak doucement ànd ak dal xam ne yow sa yaram la en fait dafa am solo d'accord mais docteur am na question boo xamante ni dañ ma ko envoyé message donc ma di la wax ni rek am na ko jigéen ñoo xamante ne tey jii bu ñu gisee baax li njëkk a génn mooy day am benn genre sang bu ñuul bu njëkk a génn donc loolu noonu nee nañ ndax c'est normal muy génn feebar la wala lu naturel la daal waaw d'accord ça dépend rek ci jigéen ñi am na ñoo xamante ni par exemple mën nañu toog léeg-léeg amee jafe-jafe seen wàllu biir ñu dem def échographie ñu gis ne ñii dañoo amee fibrome par exemple képp ku amee fibrome par exemple sooy gis mbaax di jékki-jékki di gis sang boo xamante soit dafay nekk en caillot wala mu ñuul c'est tout à fait normal d'accord léegi nag par contre am na jigéen yoo xamante ni léeg-léeg ñuy gis règle itam seen biir di faral di metti règle douloureuse moo sonal jigéen yu bëri te loolu il faut jigéen ñi xam ne au niveau abdominal ci bas ventre bi naq bi
su dee ne deret bi ni mu war a circuler foofu dëgg-dëgg circuler wu noonu dafay nekk en caillot mais loolu ça pose problème loolu il faut mu metti d'ailleurs loolu tax ba jigéen yu bëri en fait ku ciy gis mbaax de préférence duñ la conseil ngay naan ndox bu sedd parce que day gën a wayal deret bi te loolu la koy sonal donc lu tàng moom lañ koy gën a conseillé mais surtout aussi donc jigéen ñi xam ne règle douloureuse quand même ñu bëri jàpp nañ ne c'est normal c'est vrai que physiologiquement parlant yaram nit ñi dañoo bëri te wuute mais quand même am na quand même ay solutions yu am solo yoo xam te traitement yu bëri ñu soo xam ci def jigéen te tout à l'heure je pense que maman Africa avant ñu yëg ci plateau bi comme ni ma koy defee am na lu ma la jot a wan pour wax jigéen ne leen cause yi bëri na lu gaar effectivement mais li gën a sonal jigéen ñi malheureusement ce sont les mauvaises serviettes hygiéniques yow miy jigéen di ma seetaan coton bi ngay utiliser sooy gis mbaax ak fu mënti jógee na nga ci def attention parce que la composition elle est toxique elle est chimique elle est cancérigène Maman Africa ici présente avant ñuy yëg ci plateau bi wan naa ko lii parce que itam lépp looy wax rek may bëgg di ko wan pour mu am firnde d'accord mais ci kaw loolu par rapport ak fibrome bi dañuy gis ne yow sa xalaat en tant que docteur préférons nit ñi dem ci di consulter wu ci côté fibrome dem ci sëriñ yi gisoo ñoom ci docteur yi nañu war a dem wala le fait que yéen en tant que docteur ñoom ñiy dem di consulter ñi nga xam ne ñooy tradipraticiens yi yéen loolu noonu lañu ko gisee dérangé wu leen en fait d'accord sama mbokki tradipraticiens yi maa ngi leen nuyu bu baax di leen ziar man képp ku yëngu ci wàllu santé rek dama lay respecter parce que itam xam-xam na fu bëri tey yaatu ba pare tamit yàlla mooy maye du dëgg donc ñu nangul leen quand même leen yàlla may mais dafa am ay mbir yoo xamante ni quand même il faut que nit ki dem ci waa kër docteur du dëgg d'accord bokk na ci loolu di fibrome déjà il faut nit ki xam ne jigéen su dee ne dafa amee loolu ñu tuddee irrégularité du cycle maanaam nga war a gis say règle 3 jours 4 jours par exemple léeg-léeg muy wàññeeku 2 jours wala léeg-léeg ngay toog 1 mois 2 mois doo gis toog rek naan bon c'est normal loolu su yàgg da la indi complication du dëgg jigéen yi nga xam ne aussi ñu ngi sëy nekk seen biir néegu sëy damay faral di wax ne l'activité sexuelle elle est thérapeutique mais la jouissance dafa nekk lu am solo maanaam yëg sa bopp dafa baax kon góor ni muy yëgee boppam jigéen ñi aussi noonu la ñu amee droit di yëg seen bopp loolu lu kaat jigéen yu bëri samay malade yu ñëw di ko jàmbat kon ñàkk yëg seen bopp bi da leen di indil problème dafay indi jafe-jafe yëg seen bopp c'est-à-dire bànneex exactement ça si bànneex bi la limité wu wala tamit dafa war a yëg boppam comme góor ni muy yëgee boppam ba am lu génn ci moom exactement ça jigéen ki tamit dafa war a am lu génn ci moom loolu ñuy tuddee daanu ma yegg ci ni góor di daanoo noonu la jigéen di daanoo du dëgg kon jigéen moom tamit dafay mais am na ñoo xamante ni Lucas jàpp ñu ne sax ne jigéen dafa war a daanu alors que loolu c'est très important loolu de yéex naa ko xam gis nga Lucas sëy bi mosuma ko xam l'activité sexuelle sëy bi ci boppam du rek maanaam cour bi dëggu ci biir gënn gi ngeen baal ma waaye li am solo ba am solo mooy lan mais jabar sa olof xóot na waaw du ñuy jëm rek xam na nit ñi solo ak ñoom effectivement war nañ fexe quand même ba voilà message bi jàll macha allah donc war nañ fexe ba ñu xam ne sëy bi mu gaaw wala mu yàgg nekkul li ëpp solo mooy fexeel ba sa partenaire yëg boppam c'est très important loolu day faj la preuve ma terminer foofu maman la preuve mooy ñetti façon jigéen yi may waaj a wax jigéen bu sëy ba divorcé jigéen yi nga xamante ni seen jëkkër dafa décédé jigéen yi nga xamante ni seen jëkkër dafa voyagé yàgg fa lool wala sax ñi nekk seen biir néegu sëy di sëy te du ñu yëg seen bopp moo xam seen jëkkër di amee éjaculation précoce di gaaw yëg seen bopp wala sax seen jëkkër amee loolu ñu tuddee égoïsme sexuel maanaam soo sëyee ba yëg sa bopp rek yow góor jàpp ne donc pare nga ci wan sa ginnaaw sa soxna loolu dafay indi frustration day tax sa soxna di la jëppi te loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax parce que li am solo mooy ku nekk yëg boppam waaw fi mu toll nii temps bi daf ñoo xocc daanaka question yu bëri na waaye nag foo jaar ma bërëxal benn rek dama leen di ñaan rek ñu may ma benn bii docteur dañ ne rapport sexuel day joxe infection léegi dama bëgg foofu mu gaaw rek nga leeralal ñu ndax soo sëyee sa jëkkër ba pare le fait que jugóo raxas sa kanam mooy waral ngay am infection wala képp ku def rapport rek forcément da nga war a am infection waaw c'est pas du tout forcé c'est-à-dire que tey par exemple ñun góor ñi su dee parce que souvent su ma amee patient boo xamante ni dafa amee infection wala mu am problème mu infertilité de préférence damay bëgg su ma koy traité wàllu itam bu doon am say ñaari poussière parce que yow mi borom kër mën nga am par exemple beneen soxna kooku amee infection nga ñëw say sa soxna amee ko du dëgg su ko defee jigéen maa ngi koy conseillé su amee rapport ba pare de préférence balaa muy jug na bàyyi 15 minutes après par contre góor saa yu sëyee ba pare moom mën na jug dem tuuri ndox parce que loolu da koy dimbali
par contre li nga xamante ni nag mooy indi infection propreté dafa baax suñu nee propreté set du rek ci wàllu jigéen. góor dafa war a toppatoo boppam rawatina ce qui concerne n'est-ce pas donc l'appareil génital muy ci góor comme ci jigéen kanamu nit de façon générale donc loolu dafa nekk lu am solo ñu war ca bàyyi. donc ma lay remercier bu baax a baax daanaka temps bi daf ñoo xocc waaye lu mu néew rek du tere tamit ma souhaiter un très bon anniversaire à ma petite sœur donc may profiter aussi di la souhaiter un très bon anniversaire. jërëjëf docteur Diabaté tey muy doon sa birthday terewul nga ñëw suñu première émission. mais maman Africa birthday bi samedi la woon tey yaa ngi ci dimanche yaa ngi jaawale de fi mu toll daa mel ne sa samedi démb dafa neexoon. gis nga tubaab bi dafa ne il n'est jamais trop tard pour faire du bien. prolongation nga def. waaw prolongé c'est bien macha allah. donc mi ngi noonu ñu la koy souhaiter bu baax a baax donc nag comme temps bi daf ñoo xocc waaye doyaluñu si docteur Diabaté dinañ utaat beneen jour boo xamante ni santé 100% la ñuy indi foofu. macha allah ñu indiwaat ay leeral waaye dama leen di daal di bàyyi rek ngeen tàggatoo internet yi seetaan. waaw jërëjëf xanaa di jaajëfal baax internet yi nga xamante ni ñoo ñuy fa di suivre et surtout aussi di lancer un appel solennel au chef de l'État, son Excellence le président de la République monsieur Macky Sall par rapport à ce qui se passe actuellement à l'hôpital Aristide Le Dantec. man xam naa ne lii xew ni fi ne nii neexul njiitu réew mi parce que kenn ñaanu yàlla aussi. donc situation yu mel ni di am sa dëkk du dëgg. waaye nag maa ngi ñaan rek son Excellence mu bàyyi xel. N'est-ce pas donc le personnel sanitaire yi fa nekk parce que man ñëpp laa fi nekkal patients yi ak aussi le personnel de santé donc il y a des contractuels il y a des prestataires mais aussi il y a des fonctionnaires qui sont là-bas donc am nañ ci nag ay information yu am solo xëy na beneen yoon daal ci gën a ñëw développé mais ñu ngi ñaan njiitu réew mi quand même mu bàyyi xel ñi fay liggéey ba ñu mën a téyewaat seen liggéey même s'il y a le déploiement mais aussi malades yi ñu gën leen taxawu loolu la ñuy lancer appel di leen sant di leen jërëjëf. d'accord di leen remercier bu baax a baax docteur Lucar tàggatoo la. waaw man moom lu may tàggatoo c'est juste remercier docteur Diabaté d'abord en premier parce que gis nañ ne corps médical bi nekk na loo xam ne lu metti la amoo nelaw bëccëg amoo nelaw guddi à tout moment bu ñu la wooyee da ngay déplacé wu dem wuy ji leen donc c'est ñoom dañ leen war a féliciter par rapport ak li nga xam ne wax ne souligné ko sànq di ñaan njëkk ki nga xam ne mooy président nekk na loo xam ne lu am solo la et c'est important tamit nit ñi mën cee bàyyi xel surtout maa njiitu réew mi wala soit ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ministre de la santé c'est important beneen bi si topp nag jaajëfal non sur internet ñoom ñi nga xam ne ñoo ñu suivre tout le temps si suñu émission Café Show et tous nos programmes yi nga xam ne mooy daw si chaîne YouTube bi di leen wax jaajëfal nañ leen am leen fulaay abonné am leen fulaay commentaire am leen fulaay partager nos vidéos et c'est important di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo ñu suivre jaajëf. donc mi ngi noonu Café Show plus lañu wax donc tey dimanche bi ñu indi leen ko ànd seex samay chroniqueur waaye tamit ñu ànd seex suñu invité spécial muy docteur Diabaté waaye nag nee naa duma dem mukk te duma remercier ki nga xamante ni moo ma solal tey muy Ahmed Fashion talibé Sëñ Babacar Sy le tailleur du peuple di xale bu ndaw nag doo xamante ni di daan dooleem ku xool tey couleur bi ma génne xam ni ñawantuwul dafa ñaw donc damay daal di jàllale li nga xamante ni mooy numéro de téléphone am bu ko defee ngeen fekk ko fële nga xamante ni mooy Jaxaay 2 unité 21 boo leen fa demee di ngeen gis kii di Ahmed Fashion donc 78 111 55 02 waaye duma fàtte tamit Collé make-up tey moom a ne changé look ne ma maman arrêté greffage yi nga def tresse donc daal di si yokkal topp per moom laa xëyee tey donc Collé make-up depuis Arafat moom it ma koy remercier bu baax a baax numéro téléphone mooy 77 713 28 21 donc ku ko soxla rek ngeen oote si numéro yooyu amoon mbégte bu baax a baax waaye merci de nous avoir suivis à très bientôt.